démb yaa ngi dégg sa ministre le ministre Abdoulaye Daouda Diallo di ñëwaat ci li nga xam ne moo di budget programme tey buñ ko doon tënk pour que nit ñi mën a xam lan mooy budget programme lan nga ñuy wax parce que nag dañ fàttali tuuti ne avant ministre de l'économie et des finances la ñu amoon moom moo yore woon xaalis bi yépp bi nga xam ne moom la ministère yi doon utiliser tey ministère bu nekk da ngay yor sa yëfu bopp daal di ko planifier tey lan nga ñu mën a yokkal ci lan mooy budget programme ci olof bu leer boo xam ne sénégalais yépp dinañ ci mën a jàpp. jërëjëf soxna Yolande Ndiaye maa ngi nuyu tamit suñu naataango Alioune Diop. budget programme di rafetlu seen liggéey yéen RTS rawatina rajo Sénégal International tey jii boo leen bëggee waxtaanee budget programme jëm ci koom-koom dafa nekk lu am solo. ci tënk rek bu ñu doon wax budget programme mooy lan pour ñi nga xam ne peut-être tàmmuñu gëstu koom-koom ak wàllu koppar. li ñu amoon avant 2020 moo doon budget moyen maanaam jumtukaay yi la ñuy jox ministères yi ñu dem liggéey léegi budget programme dafay dëpp mbir mi da nga naan fii laa bëgg a àgg ñu ne la fii nga bëgg a àgg léegi yan jubluwaay yan jumtukaay nga soxla pour àgg ci jubluwaay boobu kon su ma ko doon tënk dama naan dañ jógee ci budget maanaam gafa goo xam ne ay jumtukaay la moyen ñu jëm ci gafa goo xam ne ay jubluwaay c'est-à-dire dañu bëgg a wàññi par exemple mortalité infantile wala mortalité maternelle ñu ne mu ngi nekk actuellement tel %, ñu bëgg nañ fii ak 2022 wala 2023 mu toll ci tant %, ñu wàññi ko waaye at bu nekk lii lañ ci bëgg wàññi pour ñu am loolu dañuy soxla koppar yi ñu ne nattal nañu la ko koppar yaa ngi ni chaque année lii nga ciy dépensé mu am ay autorisation d'engagement ak at bu nekk lan nga ciy mën a fay crédit de paiement loolu moom mooy budget programme wax nga sànq tam lu am solo laata ñuy agsi ci 2020 ministère des finances moo yoroon lépp c'est-à-dire moo yor wàllu recettes yi moo yor wàllu dépense ku soxla rek da ngay ñëw ci moom léegi budget programme dafay wax li ñuy wax déconcentration de l'ordonnancement des dépenses c'est-à-dire li ngay dépenser yow ministre bu ñu la ko xasee nattal yow yaa koy yor dañ la koy jox mais nag am na ay mécanismes yoo xam ne si la ñuy saytu liñ la jox foo ci toll saa su ne lan nga ci def lan nga ci deful donc ministère des finances dañuy wàññi maanaam doole bu mu amoon ci wàllu dépense waaye lépp lu jëm ci wàllu recette maanaam état bi xaalis bu muy am maanaam ci wàllu l'impôt ci wàllu douane ci wàllu bor yi ñuy leb xam naa dina ñëw ci kanam ci wàllu bor bi sax loolu ministère des finances moo ko yor ba léegi donc moom mooy nekk ba léegi moom mooy ordonnancement unique des recettes il sera l'ordonnateur unique des recettes donc lépp loo xam ne ci revenu maanaam nguur gi li muy am ci koppar ministère des finances moo ko yor mais ci wàllu dépense nag léegi dañ koy déconcentré maanaam ministère sectoriel yi boo demee santé boo demee éducation ku nekk li ñu la natal wala yeneen institutions yi parce que tam yemul ci ministère yi tam institutions yi comme ay assemblée nationale ay présidence wala ay haut conseil des collectivités territoriales wala conseil économique social environnemental ak yeneen li ñuy wax institution constitutionnelle ñoom ay dotation la ñuy am donc ñoom dañ leen di defal ay dotation ñële nag dafa am loo xam ne mooy nekk seen programme di nga gis ministère yoo xam ne ñaari programme yi am ñeent ñoo xam ne mën nañ dem sax ba juróom-ñeenti programme léegi programme bu nekk da ngay am chaque année li ñuy wax programme annuel de performance PAP léegi bu at bi jeexee tam nga ñëw présenter li ñuy wax rapport annuel de performance rap pour wax ne alal bi ngeen ma joxoon lii laa ci def lii mooy résultat yi ñu ku yoon lii la fii lañ ci àgg lii moo def peut-être déwén lii la ñuy soxla ci tënk dañu bëgg mu am plus d'efficacité maanaam comme koppar am ko dafa jafe c'est-à-dire la rareté des ressources li ñu am ak fi néew dañuy xool nuñ koy jëfandikoo ba jëfandikoo bi yëwen xam nga Baldé loolu dafa bokk ci li nga xam ne waa UEMOA ñoo ko tënkoon mooy les 14 directives de l'UEMOA Sénégal nag defoon ci ay jéego yu bëri daanaka est-ce que du moom mooy premier pays bi nga xam ne dana commencer lii déedéet am na sax yeneen dëkk yu ko commencé mais ñun Sénégal maanaam directive yëpp léegi daanaka internalisé nañ ko waaw am na dëkk yoo xam dañuy jël benn pàcc comme ay Burkina ak Niger su ma juumulee ñu tàmbali ci benn mais Sénégal moom dafa doon xaar ba pare yëpp ngir basculer loolu moo tax am na ñoo xam ne jiitu nañu ci commencé ci li nga doon tudd léegi cadre harmonisé réforme finance publique UEMOA xam ne depuis 2009 la Sénégal jël maanaam loi organique relative aux lois des finances loolu depuis 2011 2017 lañ ko waroon tàmbali mais boobu dafa amoon yu ñu waroon xaar pour mu pare ñu ñaanaat benn délai àpp ba 2020 loolu moo tax ren ji 2020 ñu tàmbali ko mu nekk nag révolution maanaam coppite bu mag a mag a mag ndax ministère des finances ni mu waroon
saytoo lépp léegi dafay wàññi kii bi ngir mu gën a am efficacité nga xam ne lépp doo ko xaar ci ministère des finances bu ñu leen xasee nattal seen koppar léegi dañ leen di bàyyi ngeen doxal ministère des finances nag comme moom mooy recettes yi donc dina am benn modulation maanaam régulation di ko xaw a saytu tuuti nii mais daf leen di jox plus de marge de manœuvre ba ministères yi santé éducation agriculture mën a gën a doxal seen liggéey mën a gën a jëriñ askan wi ci politique publique nga xam ne président de la République ak nguur gi ñoom ñoo ko rëdd ngir saafara jafe. balaa maa jox Alioune parce que xam naa ne am na loo xam ne bëgg na la ko laaj Bale dañuy ñëwaat ci budget programme xam nga nag xale buy dal baa daanaka dinañ ko tette tuuti. tey lii daanaka dal baa la ndaxte nag ñu bàyyi ministère bu ne nga doxalal sa bopp ndax def ngeen ci ay garde-fou yoo xam ne dina tax ba benn rëkkër benn sikki sàkk du am ci li ñu bëgg a dem nii tey. waaw dëgg la laata loolu sax dañu tàggat ministère yi nga xam ne yëpp ñoom ñoo nar a am boobu la responsabilité parce que nit tam boo ko joxee ay responsabilités yu bees foog nga tàggat ko. tout à fait loolu moo tax ci at yi passé yëpp rawatina 2019 bi ñu génn ba léegi sax mu ngi continuer parce que tàmbali bi du ñëw rek lépp mat waaw moo tax ñu leen doon tàggat defen ay formation moom ay sensibilisation gis nga sax institution yi assemblée nationale yeneen institution di organiser ay séminaire woo waa direction générale du budget wala ministère des finances pour ñu expliquer leen nag la ñuy demee ñi nga xam ne tam ñoom ñoo yor dépenses yi ay services d'âge yi gestionnaires yi ak ñëpp ñoo xam ne ñoo yor wàllu koppar ci ministère yi gën nañu leen defal ay renforcement de capacité maanaam gën a yokk seen jumtuwaay gën a yokk seen tàggat ba ëllëg bu ñu leen joxee yooyu le budget ñu mën ko jëfandikoo nu mu gënee mu am maanaam jëfandikoo bu jëwan loolu moo tax ñu tàggat leen léegi nag loolu bu wéyee tam dina am ay garde-fou comme ni nga ko tuddee maanaam doo jox nit lépp rek ba pare bàyyi ko mais ministère finance bi nga xam ne moom moo yor wàllu koppar ci Sénégal am na nuñ koy encadré am na ay kuréel yoo xam ne ñoo nekk fii ñu mel ni Assemblée nationale ñu mel ni Cour des comptes ñu mel ni ay IG ñoo xam ne bu amee ay rëq-rëq mën nañu ñëw xool ne fii di war ngeen ko jubbanti du sax peut-être loo xam ne jaarul yoon mais peut-être ci li ngay doxalee mooy am peut-être ay manquement ay rëcc-rëcc yoo xam ne dañuy ñëw jox la ay recommandation ne lii de boo leen ko defoon peut-être dina gën boo xoolee budget 2019 bi laata ñu dugg ci budget 2020 boo xoolee li ñu mbébétoon def bu doon téeméer juróom-ñeent fukki ak juróom-ñett ak lu topp maanaam 98,4% exécuté nañ ko am na peut-être benn genn wàll boo xam ne des na loolu peut-être Cour des comptes ak kii mën na ñëw ne déwén bëgg nañ ngeen gën a yokk seen jéego ba àgg peut-être téeméer comme ni ko ministre waxee démb ak budget programme bi comme efficacité bi dina gën a yokku dinañu xool nu ñuy gën a exécuté dépenses yi nga xam ne woon yépp bindoon nañ ko ci budget 2019 bi ñu defar ko donc 2020 liñ ci nam ma def yépp peut-être bu ñu àndee budget programme peut-être dina gën a yomb efficacité bi yeneen ministères yi di gën a yokk seen jéego ba li nga xam ne moom mooy mbébétu askan bi ñu du tënk ko ci ay politique publique maanaam ay programme ak ay action ay activité parce que noonu la ñu ko séddalee mën a am objectif yi nga xam ne moom la ñu fixé wu donc début bi mën na am tuuti yéex mais ak nu ñuy monter dinañu gën a xarañ fast track bi dina dikk daal en puissance waaw comme fast track ni ko président di waxee Bale suñu tenir compte ci directive wu UEMOA yooyu est-ce que mun nañu wax ne Sénégal élève modèle la waaw Sénégal moom élève modèle la boo xoolee sax bu yàggul am na ay ñaari weer ci ginnaaw UEMOA ñëwoon nañ fii doon xool ni ñuy internaliser seen recommandation seen directive yi boo xoolee Sénégal ci fànn boobu tolloon na ci maanaam ñeent yoo jël rek daanaka ñett yi def nañ ko mu toll plus de 70% am na yoo xam ne nag des na yoo xam ne jox nañ ci ay recommandation fas yéene nañu at yi di ñëw ñu gën ko jëmmal après sax gis na dem nañ présenter rapport bi secrétaire général président de la République di Mohamed Boun Abdallah Dionne ba ñu kontaan ci Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne bu jiituwul tam nekkul ci gannaaw mën nañ ne ci ñi nekk ci kanam la ndax Sénégal dafa bokk ci locomotive UEMOA ci wàllu koom-koom boo dindee Côte d'Ivoire Sénégal ngay teg ci ginnaawam ba pare ci wàllu tam réforme ci wàllu projet yi ci wàllu programme yi Sénégal daf ci am ay jéego yu am solo yoo xam ne daf ko ci def ba souvent UEMOA bu ñëwee dañuy jaajëfal Sénégal ci liggéey bu rafet bi muy def ci wàllu koom-koom ak wàllu koppar. alors leneen loo xam ne ministre Abdoulaye Daouda Diallo aussi waxtaan na ci mooy dette du Sénégal
dette du Waaw. Sénégal FMI tiré woon na sonnette d'alarme di wax attention parce que dette bi mu ngi commencé bëri ministre Abdoulaye Daouda Diallo ne non il n'y a pas péril en la demeure lan la ñu mën a jàpp ndax tey fi ñu taxaw ak leb gi ñu leb du tax ba bu ëllëgee ñu xaw a am ay tuuti rëkk-rëkk wala dara. déedéet ni ko ministre bi waxee noonu la sax xam naa FMI sax peut-être bu ko waxee ñenn ñi mën nañu tiit waaye mën nañ dalal xel yi. xam nga ci tënk rek wala bu ñu doon utiliser langage bu terre à terre. nit dafay am salaire am. bu weer dee mu jënd def dépense li muy lekk li muy fay loyer li muy fayal ay jàngu doomam waaye mën na am ay investissement ne bëgg naa ëllëg ma am kër bëgg naa def lii loolu souvent salaire bi du ko mate. donc da ngay dem ci banque wala ci benn micro crédit nga ne ko man lii mooy sama salaire bëgg naa nga abal ma jënd terrain tàmbale tabax ndax laata may retraité ma mën a am kër. loolu dette la léegi nag dafa am loo xam ne FMI daf koy def analyse de la viabilité de la dette. dëkk yi ñeenti pàcc la leen def ci àdduna dëkk yi liggéey ak FMI yëpp ñeenti pàcc la. bu njëkk bi mooy risque de surendettement faible. tout à fait mooy ñoo xam ne vraiment. pour seen bor jéggi dayoo dafa woyof trop. am na ñoo xam ne risque de surendettement modéré Sénégal ci la bokk dinaa ci dellu si waat gën a yaatal. am na ñoo xam ne risque de surendettement élevé mooy ñoo xam ne peut-être dafa jéggi dayoo. am na ñoo xam ne en détresse. maanaam kenn dootu leen lebal ndax li ñu am ci bor. mauvais élève mauvais élève waaw Sénégal nag sori na ñaari ma mujj wax. ñu ngi nekkoon risque de surendettement faible. ñu yóbbu ñu risque de surendettement modéré maanaam bu yemamaay. loolu mooy Sénégal at yi ñu génn dafa am ay investissement yu mag yoo xam ne da ko doon def ngir développement économique et social gën a ñoŋ léegi ku bëgg am li ñuy wax émergence bëgg jëm ci kanam fokk nga dem leb ñoo xam ne ñoo la ëpp doole ñu lebal la te ki ñu lebal mooy koo xam ne wóolu nañ ko koo xam ne kenn wóoluwu ko boo xam ne doo fay boo ñëwee ci bidigu naar bi ne ko lebal ma def naa la yow de ñaari bor du am rakk la lay wax. bor du am rakk mu ngi noonu Sénégal nag day ñëw par exemple bu yàggul ci mois de décembre bi dafay ñëw ne man 50 milliards laa soxla ñu ne ko 197 milliards a ngi nii dem club de Paris déedéet waxuma sax club de Paris sax loolu daaw jékki woon 2018 voilà c'est vrai daaw mais bii bu yàggul sur le marché UEMOA bi nga xam ne ñu ñoo ko bokk bi nga doon tudd léegi ñu ñëw ne 50 milliards lañ soxla rek ñu ne ñu 197 milliards yi yéen élèves yu baax ngeen yokkal nañ leen loolu mooy confiance dañu am confiance ci yow yaakaar nañ ne yow mën nga fay li nga leb dëgg la Sénégal mosul am défaut de paiement maanaam mu war a fay ku mu leboon app bi jox ñu ne fayoo bu yàggul rek ñu ngi fay ay milliards yu bëri moom sukub boo xam ne dañ ko jëloon ci finance islamique bu war ne Sénégal dafay respecter ay échéances de paiement moo tax du nekk défaut de paiement léegi Sénégal modéré léegi itam dafa am ci benn coppite bu ndaw ci am mode de calcul. waaw jusqu'ici bu ñu doon xool dettu pays yi dañuy xool dette centrale rek li nga xam ne gouvernement bi moo ko leb. léegi am na tam lu ñu ciy boole mooy dette contingente. maanaam ay Sénélec ak ay peut-être Sonacos ay entreprises yi nga xam ne peut-être c'est des sociétés qui dépendent de l'État et qui ne sont pas l'État central. d'accord ñooñu dañ ko ci dugal léegi bu ñu dugalee dette boobu noonu. loolu peut-être dafay yokk bor bi. mais ça ne veut pas dire que ne Sénégal. dafa nekk en détresse wala dafa am risque de surendettement élevé parce que Sénégal chiffre bu mu joxe jàppal ne chiffre boobu dafa wér ñun duñu tricher ci chiffre parce que dañu bokk ci norme NSDD norme de diffusion des statistiques bu FMI ñeenti réew rek ñoo nekk ci Afrique c'est-à-dire Sénégal ñi nga xam ne ñoo joxe chiffres yi DPE ak ANSD dañuy waat comme magistrat yi pour laata ñuy dugg commencer def seen statistique ak yooyu donc chiffre bu ñu la jox Sénégal rek jàppal ne chiffre bu wér la léegi mode de calcul boobu moo changé loolu moo tax ñu jógee ci risque de surendettement faible dem risque de surendettement modéré lu ko waral nag mooy investissement yi mag yi nga xam ne bu yàggul moom la ñu doon def mais ba léegi Sénégal actuellement mën na leb ba 9114 milliards stock de la dette actuellement ñu ngi ci 7339 donc sori nañ ko presque 2000 milliards yoo xam ne mënoon nañ ko jox mais Sénégal gouvernement du xëy rek ne day leb assemblée nationale mooy dem autorisé ne ko ren autorisé naa la nga leb ba par exemple 500 wala 1000 milliards te souvent Sénégal du àgg sax ci plafond boobu du ko àgg loolu moo taxoon 2018 ñu demoon fële Paris avec groupe consultatif li ñu bëggoon sax ñu ngi doon wut ay 2500 kii ñu dem ba ay 7000 8000 mais yooyu tamit
ay engagement yoo xam ne suñu partenaires yi dañ ko jëloon Sénégal am na yoo xam ne daf ko ci war a def nga gis sax bu yàggul yaa ngi gis ay ministre des finances wala ministre économie dem di signer ay convention depuis boobu yaa ngi gis ne ndànk-ndànk mu ñëw laata peut-être juróom at yi jeex li ñu diggoon Sénégal lu bëri dinañ ci jot parce que loolu tam bonul bu fekkee li ngay leb da nga koy def ci développement économique et social di ko investir bu fekkee yow da ngay leb rek juste pour jënd ay meubles wala ay luxe ak yooyu loolu bor boobu baaxul c'est pas de la bonne dette mais bu fekkee da ngay leb pour investir pour mu jur nga mën a fay créer xale yi emploi mbay mi nga gën koo yëwanal peut-être ñi nga xam ne amuñu dañu pauvre nga jàppale leen loolu bor boobu baax na mais fekkee bor bi da nga koy leb rek ci banque pour peut-être ay luxe wala ay fonctionnement wala pour loo xam ne dem ndawtal ko ngénte wala yooyu loolu baaxul mais bu fekkee pour investissement la loolu baaxul waaw donc dette bi moom soxlawul ñuy tiit am na ay instruments yoo xam ne ñoo koy mesurer bu àggee ci ay niveau ñoo naan la dellul te Sénégal sax léegi dafa bëgg a privilégier marché sous-régional maanaam bu UEMOA gën a jàppale boobu marché financier ba bu ñu soxlaa rek ñu dem foofu jël nga xam ne dinañu mën a rembourser Sénégal yi nga xam ne tam dañ ci bëgg def seen i investissement bu ñu dugalee foofu noonu Sénégal réew moo xam ne wóolu nañ ko ci wàllu endettement loolu moo tax daal ministre bi démb rassuré ne soxlawul te président sax boo xoolee organisé woon nañ fii ak FMI début décembre le 2 décembre benn sommet sur la dette et le développement durable réew moo xam ne kenn wóoluwu ko ci wàllu dette doo fi ñëw DG FMI fii la njëkk ñëw Sénégal ba muy bañ ko falee FMI ba léegi. Afrique première visite am fii la ko def ci Sénégal muy confiance boo xam ne am nañ ko. tout à fait ci Sénégal. Rapidement Baldé ñaari question moo des dafa am beneen rubrique bu ci topp. Baldé sur la dette intérieure. Le secteur privé fan yële génne nañu di wax ne que ñoom seen ay entreprise dee nañu ndaxte dette intérieure bi bëri na ba pare kenn fayu leen. waaw loolu tamit dëgg la même ministre bi wax na ko démb sax. dafa am li ñuy wax dette intérieure wala bu doon ci langage finance yi ñuy wax ay obligations impayées. effectivement dafa amoon ay kii yoo xam ne ci wàllu. waaw bâtiment BTP wàllu énergie di nga dégg des fois Sénélec wala ay yenn projets yi Puma PUDC ñi fa liggéey kenn kiiwuleen mais Sénégal daf ci déggoog FMI ak partenaires yi nga xam ne yooyu la. leboon wala ñoo ko liggéeyaloon mu war leen fay mu am tuuti retard mu ne leen obligation impayée yi nga xam ne 2017 ak 2018 Sénégal gàlloo woon na yooyu le bor dina leen ko fay am benn plan d'appurement 2020 2021 2022 te tàmbali nañ ci fay ci tàmbali na sax ci 2019 bi 2019 bi rek fay nañ ci lu tollu 226 milliards waaw 2019 bi génn rek léegi chaque année budgétisé nañ 113 milliards parce que comme dafa xawoon a bari léegi 2020 bi dinañ ci fay 2021 nañ ci fay 2022 en principe boobu la dette dina jeex te boo déggee sax temps yi déggatoo ñuy ñaxtu lu bëri parce que xam nañ ne état bi mu ngi ciy def ay efforts yu bëri loolu lu ko waraloon nag lu ci bëri nag du état bi peut-être buggul fay wala mënul fay des fois sax di nga am xaalis li communiste bi doon waxee trésorerie mais doo mën a fay parce que c'était pas budgétisé nekkuloon ci budget bi kon da ngay xaar ba budget bi di ñëw wala nga dem loi de finances rectificative nga dugal ko ci budget bi soog a mën a fay am na leen loo xam ne tam ci suuf la woon mooy li ñuy wax recettes yi parce que souvent sa dépense yi da nga koy corréler ci recettes yi te comme dafa amoon ay moins value at yi ñu génn te ren ji gis nga ne douane ak impôt ak service trésor yi def nañ ci ñu gënoon wut 2300 milliards mais dem nañ ba 2500 milliards maanaam dépassé nañ objectif de recette loolu moo tax gestion bi di gën a yomb waaye bu fekkee recettes yi dafa xaw a yemamaay donc dépense yi da nga koy xaw a moduler ku doon gagné 100 pour nga dépenser 95 day xaw a metti buñ la naan nag dépenser 120 dootoo ko mën mais bu fekkee am nga 200 buñ ne laa dépenser 150 si lay gën a yomb. tout à fait alors Baldé en 2 mots seulement ci dernière question bi enseignants yi nee nañ état bi amee na leen xaalis ba noppi ba léegi au titre des reclassements ba noppi ñi nga xam ne ñoom la ñu reclassé fay leen seen xaalis imposé nañ ko ba dara amuñu ko ci loo ciy wax rapidement. waaw foofu tamit bu yàggul rek directeur solde ministère finance. am ñun fii seen bunte ñu ubbeeku. am na ay dafa nekkoon tam benn stock bu yàggoon. te bëri donc loolu doo ñëw rek tam xëy nga appuyer lépp. dëgg la mais bunti yi ubbeeku na ba enseignants yi li ñuy ñaxtu parce que ñoom dañu am njëriñ lool ci askan wi ba nit ñi
gën a fonk seen i revendication te état bi ci loolu la nekk. Maintenant nag doo xëy rek peut-être régler problème yëpp mais def naa bu ñu waxtaanee en tout cas ministère des finances rawatina direction solde bi nga xam ne moom mooy toppatoo wàllu payooru enseignants yi ñoom ubbeeku nañ. enseignants yi sax souvent dañ koy wax ne ñoom directeur bi saa ñu ko woowee saa ñu ko bëggee gis dañu koy mën a gis. donc ubbeeku nañ ak yeneen ministères yi nga xam ne ñoo ci bokk muy ministère fonction publique ministère de l'éducation pour ñu xool rek comme ni ñu koy waxee réeroo amul bañ a waxtaan am na yu bëri waa ñàkk waxtaan moom loolu laa gëm bu ñu waxtaanee rek parce que enseignants yi métier boo xam ne bu am solo la ñun ñëpp dañoo jaaral ci loxo enseignant yi muy ministre muy président de la république muy directeur muy man muy yow donc enseignant di leen war a jox cër bu mag te bu ñu waxtaanee peut-être wàññi xët-xët yi peut-être yaatu dënn rek muy ci enseignant yi mu ci gouvernement bi jàpp naa ne bu ñu waxtaanee diisoo dinañu trouver yal na yàlla dégg sa wax sa kàddu gu mujj googu Baldé ñu lay jaajëfalaat encore une fois bu baax a baax jërëjëf Baldé bonne journée